atum 2016 jàpp 2017 ni ki ëllëg lay doon yemoo ko juróomi fan ci weeru octobre la ko jiitu ñii di jàngalekat yi ñoom ñi ngi woon ci l'école yi ni ki démb ñoom ñëpp di xamle ni noppi nañu ngir amal li di njàng mekk njàngal mi daan ci dikk yéen ci biir xibaar yi askan wa yeewoo ca Parcelles Assainies rawatina unité 3 ak 4 nekk ci ndox mi la leen sonal bokk na ci ndox mi nga xamante ni day balle ci foos yi ñu bëgg ñu ko dakkalee ndax yàq na seen yoon lañ coy sàkk mooy ndimbalu kilifa yi ngànk gox goxaat bi daan ci dikk yéen ci biir xibaar yi ab maanaam station ba ñu bëgg a samp ca foire fii nga xamante ne moo jàkkaarloog gendarmerie ba ñenn ci askan wi na déet bëgguñu ko bootu ci ab collectif la ñu bëgg mooy bërëb boobee ñu fexe samp fa ab jardin public mbokki loolee gën a fës ci bopp xibaar yi yaatal gi léegi lay doon. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu doore bi la jotaay xibaar ak politique ñii di waa Manko Wattu Sénégal di xamle ni daanaka ci coowal pétrole bi ñu yëkkati jamono ji ñàkkaloon na réewum Sénégal ci lu tollook juróom benn téeméeri milliards ci suñu koppar loolee tax ba ñoom ñu jàpp ni daañu jébbal ab plainte ki nga xamante ne mooy Alioune Sall ak société yi nga xamante ni ñu ngi leen di tuumaal ci mbirum pétrole ni ki démb lañ ko xamle Codé Ndiaye ma nga fa woon. réewu Sénégal perte na lu toll ci 600 milliards ci suñu koppar muy lu jëm ci wàllu gestion pétrole fii ci Sénégal muy nag ab révélation boo xamante ne ni opposition bi nekk ci Manko Wattu Sénégal moom moo ko xamle Mamadou Lamine Diallo ak ay nattaangoom nag jàpp ne mbirum pétrole ak gaz fii ci Sénégal niñ ko géré dara leeru ci. ñun lu ñu gis mooy ne dañoo luubal suñu alal 600 milliards de francs CFA la ñu perte ci affaire. ku ko jël ñu ngi tudd Timis Corporation xamuñu ñan ñañu ba léegi loolu ngeen war a xam loolu moo am ci affaire wu Petro-Tim bii lu leneen lu dul loolu su ma nee 600 milliards nag ëpp na weesu na ko. boobule opposition jàpp ne 10% yi nga xamante ni Sénégal am na ko ci wàllu pétrole bi ak gaz bi dafa néew lool ba tax na ñu njort ne njabootu président Macky Sall moom moo nekk ci ginnaaw mbir mu ni mel. deful leerlu mu bàyyi leen. ñu jël ci Petro-Tim jëbbal ko Timis Corporation ñu ne ko waa loolu bu mu amee Timis ñaata la jox xaalis Petro-Tim ndax loolu war nañ leen impôt wala war ñu leen laaj impôt nee na ñun foofu amu ca impôt léegi mbir bi nu mu tëddee léegi mooy ne Timis moo am 30% ñun 10% nañu am si 450 milliards de mètres cubes de gaz yooyu Petrosen Sénégal 45 la ci am Timis 135 la ci am ñun Sénégal mënoon nañu jël 135 yooyu yokk ko ci suñuy 45 yi muy pratiquement 200 milliards de mètres cubes de gaz donc Macky Sall perte loo nañu 135 milliards de mètres cubes de gaz. loolu nag lu tax mu def ko leer na nit yi c'est parce que moom famille am ak Alioune Sall ñu ngi ci biir. Mamadou Lamine Diallo ak ay naataangoom yu nekk ci Manko Wattu Sénégal fas yéene porter plainte contre Alaxam waaye itam contre Alioune Sall ak bépp société boo xamante ne ni sa loxo tax na ci pétrole bi. danañu jël sani matukaay porter plainte contre X pour spoliation nag du peuple sénégalais pour enrichissement sans cause parce que ñii mel ni Petro-Tim soo xoolee ba xool ñii ne 2 milliards nañu dépensé ñii sax ne neen dépensé wuñu 2 milliards tey ñu ngi ak 600 milliards de francs CFA xanaa nag ñoom seen day ñoo liggéey ñu suñu day liggéeyul. loolu moo tax ñu ne danañu porter plainte nañuy viser wax nañ leen kii di Aliou Sall kii di monsieur Wang kii di Franck Timis ak waa Cosmos Énergie. opposition bi nekk ci Manko Wattu Sénégal di xam ne mbirum pétrole bi ak gaz bi fii ci Sénégal dara leeru ci ñoom nag ñu jàpp ne intérêt Sénégal ci boobule dossier amul gestion bu mucc ayib ñuy xam ne daal li Sénégal am ci pétrole bi néew na ba jéggi dayoo. Codé Ndiaye waa Manko Wattu Sénégal yemuñu ca ndax ñu ngi xamle ne lii di lancement carte biométrique bi nga xamante ni ministère bi ñu dénk wàllu intérieur dina ko amal ni ki tey duñ ca bokk ndax invitation ba ca war dañ koy indi ci jamono ji nga xam dafa tardé lu ni mel ñoom lañ ko jàppee mooy ni daanaka nguur gi fulaalu leen ci mbir mu ni mel yemuñu ca seen marche bi nga xamante ni jàpp nañ ko fukki fan ak ñeent ci weeru octobre duñ jëm daañu ko amal ci ñu gàntal leen ko ak it ñu nangul leen ko ñu teew ci kàddu kii di Malick Gakou. dégg ngeen sax ñu ne ministère de l'intérieur à travers le préfet de Dakar ñu bàyyi ba suba nga xam ne ni dañu war a lancer carte d'identité yu bees yi te ñu ne carte d'identité boobu carte d'électeur la ñu bàyyi ba suba waxuñu opposition bi waxuñoo ñun waxuñu société civile waxuñoo kenn binduñu ñu ba pare ne suba dañ ñëw taxaw def théâtre
te ñun nag duñu ay dutu théâtre mënuñoo nangu ne dañuy toog ba 19h wala 16h rek ñu wax la ne la suba ñëw taxaw ci réunion nga dem déedéet Sénégal pour ñu aar ko il faut que ñu doxal fii démocratie loolu moo tax Front pour la défense du Sénégal man ko wut Sénégal ne bu subaa du dem ci réunion boobu le 14 à partir de 15h incha allah daañu dox dans le calme et la sérénité ñu ñaan le gouvernement bi ne ñi ñu ko defee di leen ko laaj en toute responsabilité ñoom it nañu taxaw jàpp ci en toute responsabilité pour que ñu dox bi nga xam ne nii dox ko jàmm la ngir aar Sénégal loolu la ñu bëgg a def te bu neexee yàlla incha allah daañu ko def bu gouvernement bëggul ñu def ko nag daañu jàkkaarloo ak ñoom parce que loolu la ñu suñu constitution may te li ñu suñu constitution may dañ ko war a jël ba mu ci kàddu yooyee ak coowal Petro-Tim la ñuy desandi ki nga xamante ni moo jiite maanaam agence de développement municipal bu Mbour la mu jàpp mooy ni maanaam ku jéggi kàddu yi ñu ci yëkkati dara lalu ko lu mooy politique la war ca ñoom mooy ñu fexe ba félicité ki nga xamante ni mooy Aliou Sall ndax ginnaaw moom wala boog ginnaaw yàlla moom moo tax ba ñu xam ni Sénégal am na pétrole ak lii di gaz ay kàddu ma ngi. parce que li nga xam ne moom la ñuy soulever fan yii nii di wax waxi pétrole ñun depuis 1950 fii képp ku fi jàng fii ay histoire ak ay géographie yi demee noonu wax leen ne Sénégal am na pétrole fii am na gaz fële am na maanaam ay uranium ak manganèse ak yu nekk wax nañ la ko waaye doo si gis dara. léegi nag pour une fois am na benn découverte boo xam ne wóor na ñëpp ne lii am na ba àdduna bi yëpp mu ngi xool Sénégal di ñëw di xool di daw si Sénégal mais loolu mu ngi jaar si loxo yi Aliou Sall. c'est-à-dire Aliou Sall moo am ay partenaires am ñëw ñu ànd ba loolu génn ci li ñuy wax tombé waral ay gaaf kooku dañ ko war a gërëm dañ ko war a sant pour une fois découverte pétrole nekkatul ay naxaate fii ci Sénégal. léegi nag li nga xam ne moom lañ opposition bëgg a yóbbu loolu mënul nekk mooy ne boo amee benn lien de parenté lu mu ndaw ak président rek waratoo liggéey waratoo jóg waratoo def dara loolu buñ ko defee musiba am. Aliou Sall mosul am décret de nomination président de la République Macky Sall Aliou Sall lépp lu mu am maanaam ay xeexam ak yëngatoom ak njàmbaateem ak njàmbam moom moo ko may. ñu mel noonu nag la leen war a encourager parce que tamit vraiment Sénégal dafa soxla. ginnaaw politique ñu wax lu ñeel wàllu njàng mekk njàngale mi ni ki ëllëg yemoo ko juróomi fan ci weeru octobre la ñuy ubbi école yi fii ci réew mi di atum 2016 jàpp 2017 la ko jiitu ni ki démb ñi di jàngalekat yi ñoom door nañu leen ni mel ci lycée bii di Limodak ñu ci ëpp ci ñoom wuys nañ boobee woote di xamle nañ noppi nañu ngir amal lii di njàng mekk njàngale mi ni ki ren El Hadj Moussa Bey lañ ci àndal. vacances yi jeex mu di ndorteelu tijjite classe yi. ca lycée Sergent Malamine Camara nekk fii ci watu stade Léopold Sédar Senghor jàngalekat yi ñoom ñëw nañ bu baax wuyusee ubbite bi. noppalu weer c'est vrai que c'est un peu insuffisant parce que jàngale moom liggéey xel dafa métti trop mais ñu ngi sant yàlla dañu noppalu donc on est un peu prêt pour en tout cas le démarrage des cours. pare nañu noppalu nañu bu baax te pare nañu yaa ngi gis ne école bi désherber nañu école bi. waaw parents yi ñu ngi fii pour régler yenn formalité yooyu mun naa wax ne daal jàngalekat yi pare nañu pour accueillir les élèves le 5 octobre. ci daara ji nag ambiance bi tàmbali nañ ko fi yëkk élèves yi ñu ngi ñëw sax di def seen inscription. pour inscrire waa parce que boo xaaree ba la 5 fii dafay fees yooyu noonu da ngay raam ba sonn waa. dama ñëwoon juste pour xool ndax suñu liste école yi suñu liste classe yi génne te tamit dama ñëwoon pour xoolaale censeur bi pour quelques réglages ci sama bulletin. li soxal administration bi nag lépp yemb na ngir tàmbali ubbite l'école bi. yaa ngi gis sama liste classe yi c'est prêt joxe nañ emploi du temps professeurs yi emploi du temps classe yi c'est disponible matériel yi aussi pour démarrer muy craie règle éponge tout est en place. nëgër nii nag amul benn jafe-jafe bu mag buñ fa mën a saytu xanaa rek yëggali liggéey ba nga xam ne tàmbali nañ ko ngir mën a may élèves yi ubbi ci jàmm. am nañ benn bloc de salle de classe boo xam ne du mën a fonctionnel parce que ñu ngi daa am ay travaux yi fenêtre yi la ñuy nekk di changer di si def ay baies vitrées donc sur les 3 ñaari nañ fonctionnel à partir de mercredi. ubbite l'école bi nag dana officiel ci àllarba ji ñu jip fépp ci réew mi.
El Hadj Moussa Bey ca HLM 4 lenn ci l'école yi lu ni mel lañ fa nemmeeku di jàngalkat yi wuy si ñu ci ëpp ci ñoom amal nañu sax lii di seen réunion waaye it ñeneen ñi ñëw ci premier jour bi ci njëkk jël si li nga xamante ni mooy seen emploi du temps ñi ko xamle mooy kilifa yi ngànk leen ci l'école yi ñu fa fekk waaye yenn ci ay maanaam école yi la ñuy xaarandi mooy ñi di waa service d'hygiène dikk ngir mën a ŋàcc ndox mi nga xamante ni daanaka dafa nangu lenn ci l'école yi Louise Tina Sagna liñ ci àndal. ubbi teg école jàngalekat yi moom mi ngi am ci anam bu rafet fii ci CM HLM 4 bu Ndakaaru professeur yi le ñu ngi si biir école bi. ouverture bi prof yi ñëw nañu ils sont ñëw nañu jël ci seeni emploi du temps parce que premier jour day fekk ñu élaborer emploi du temps yi pendant ci vacances yi après ñoom dañuy jaar pour récupérer ko ci moment yooyu la ñu fixer aussi réunion de rentrée bi assemblée générale de rentrée. même seetlu fii ci école primaire HLM 4A fii nag maître yeeg directrice bi ñu ngi fii di réunion. rentrée bi ça se passe bien maître yëpp yaa ngi ñu ngi fii tout le monde est en place donc y a pas de problème ba nga xam ne mënuñoo benn rek lañu am ku nekk en congé de maternité sinon tout le personnel bi yëpp mu ngi fii. nañ tenir benn réunion de rentrée bi le premier conseil des maîtres ba pare nag après. dina am ay matériels yu ma leen di jox seen documents yi emploi du temps yi journaux de classe yi registre d'appel yëpp naa ko jox maître yi. fii ci commune HLM nag bu fekkee am na ay écoles yoo xam ne inondation bi daf leen sonaloon torop am na si yeneen yoo xam ne inondation bi laalu leen waaye luñ ci mën a jàpp nag mooy concept ubbi tey jàng tey bi ba léegi mën naa nekk fii ci HLM. maintenant c'est vrai que zone bi ñu nekk zone buy taal mais depuis lors sapeurs-pompiers yi ak service ak ville de Dakar ñëw nañu dégager ndox mi débroussailler bon vous verrez de vous-même si vous faites le tour de l'école. amuñu problème inondation les classes sont accessibles nettoyées déjà tablement yaa ngi ci biir classe yi donc élèves yi bu ñu ñëwee dinañ mën a dugg évidemment on a fait passer dans les mosquées information comme quoi que xale buy ñëw na indaale cahier ak bic pour que ñu mën a au moins commencer le 5 incha allah. président à l'appel Boubacar Sané moom professeur d'histoire géo la mi ngi xaar élèves yi. ñun moom pare nañ pour jàng mais donc tey dañoo ñëw xool situation école bi ak hivernage bi bon en principe tey tamit professeurs yi dinañ jot seen emploi du temps et ñu commencé defal seen programme donc pare nañ pour jàng tey incha allah ubbi tey jàng tey. ubbite école 2016 2017 moom ñu ngi koy xaarandi ci le 5 octobre bii ñu jëm ci école Sénégal yëpp nag ministère de l'éducation moom mi ngi def kéem kattanam ngir condition yëpp yemb ndax ndongo daara yi mën a commencé jàng mercredi bi ñu jëm. Louise Tina Sagna ca Mbour la ñu jëm kilifa yi ngànk mouvement bi di agir pour Macky Sall ñoom la ñu bëgg mooy fexe jëmmal lii di ubbi tey jàng tey ci fexe nu ñu setalee école yi waaye it di joxe li nga xamante ni mooy ay fourniture njaboot gi nga xamante ni sa loxo jotul seen gannaaw ngir jàppale ko seen doom yi nga xamante ni dañu nekk ci l'école yi ca Mbour ñu fekk fi kii di Mamadou Diop. ubbi tey jàng tey mooy bëgg-bëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite njàng mi ak jàngale mi fii ci biir réew mi ci département bu Mbour ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite dëkk bi association de jeunes ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi yeewoo ñoom nag dugal nañu seen loxo ngir loolu nga xam ne moom la autorité yi bëgg nekk lu am fii ci biir diwaan bi ñi nga xam ne ñooy mouvement am dem ñoom nag nee nañu duñu des ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci boobu mouvement nee nañu duñoo bëgg ubbi tey jàng tey nekk lu dëggu fii ci biir département bi. bi mooy biñ ko waa commission éducation xalaatee ba di ko dérouler ci cours de vacances yi ak fourniture yi ñu joxe dañ cee ànd ak yeneen commission yi mel ni environnement ñu defar classe yi nga xam ne ñun fa nekkoon yëpp école yi defaraat leen ba ñu rafet def fa ay poubelle pour que dès l'ouverture mooy suba école yi intervenir ñun en tout cas yooyu yëpp ku nekk di nga fa mën a commencer di jàng si nu mu gën a baaxee loolu nag mooy li nga xam ne moom lañ mooy warugar bi ñu am par rapport ak waa Mbour mooy également engagement bi ñu am par rapport au président Macky Sall mooy lépp lu mu yëkkati ñu jàppale ko. leneen li nga xam ne soxal na lool waa mouvement am dem mooy bind yi nga xam ne war nañ ko bind xale yi ci état civil. bi tamit noonu la depuis def naa 6 mois ñu ngi ànd ak waa enseignants yi ak parents d'élèves yi pour jéem a xeex loolu nga xam ne lu doy waar la mooy jur sa doom ba pare déclaré woo ko ci mairie bi wala déclaré ko ci état civil bi mu am ba war a dem examen ñu ne ko yow bokkuloo
loolu defe naa lu metti la loo xam ne ñu ngi ànd ak surtout enseignantu Tafsir Demba Sall yi ñoom depuis lors ñoom dañoo jël combat bi def ko seen combat bopp ànd ci ak ñun ñu ngi ciy def incha allah lu ñu mën. mouvement am dem ci week-end bi jox nañu ay fourniture scolaire lu ëpp téeméeri ndongo daara loolu nag nekk gannaaw ba nga xam ne amal nañu ay cours de vacances jagleel ko lu ëpp juróom-benn téeméeri élèves yi yeewoo ci biir commune bu Mbour. Mamadou Diop ndoxu taw mi jaxasoo ak ndoxum foos bi indi leen ay jafe-jafe si seen wàllum nekkin rawatina li nga xamante ni mooy seen wàllub wérgu yaram lu ni mel doon lu leen naqari ba ñu yëkkati seen kaddu di askan wa yeewoo ca Parcelles Assainies unité 3 jàpp unité 4 te yaakaaru ci kenn ku may kilifa yi ndax ndox moomee sax dem na ba yàq lenn ci seen nekk maanaam tali te ñu bëgg nuñ ko saafara nu mu gën a gaawee Abdoulaye Wadianga. yoon bu bëri ndox moom la askanu Parcelles unité 3 ak 4 la ñuy daal di jëfandikoo pour rek mën a dox seeni soxla yoon boobu nag dafa daal di fees dell ab ndox lu ni mel la askan bi nga xam ne moo fay yeewoo di ñaawlu. ndox mii ngeen gis du ndoxu taw de ndox yi génn ci foos la. askan boobulee tamit di xamle dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllum ñàkkum wérgu yaram. doom yi sax wéruñu waaw ñoom ñëpp feebar yaa ngi leen di commencé dal ndax ndox mi dafa rax ay bouché te dafa rax ndoxu taw. baykat yi doon def commerce ci wetu boobule yoon dañoo daal di jóge foofule lu ñuy sàkku rek moo di ñu jëlee fa ndox mi nga xam ne dafa gàllankoor seen liggéey. fii moom amuñu meer oto bi bu tawee ndox mi mën na fi am une semaine. fi am chaque année mu mel nii fii kenn du am jàmm Aly Sow moom xaw ma fan lay liggéey mais moom maire yi ma xam moo ci yées man musuma gis fii laa juddoo presque mais musuma gis man lu mu liggéey fii man. askan bi jaare fa tamit di sakku rek ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ñu taxaw ci mbir mi ndax ñu mën a saafara yooyu la jafe-jafe. 1 ba 6 bokkul Guédiawaye l'identité parcelloise c'est de 1 à 26 nit ñu dimbali ngir yàlla état bi dimbali ñu quoi parce que depuis 30 ans nous vivons cette même situation. saa yu nawet jotee askan bi nga xam ne moom mooy yeewoo ca unité 3 jàpp unité 4 bu Parcelles Assainies dañuy jànkonteel ay jafe-jafe lu ko waral ndox mi daal di yàq seeni yoon boobule moo tax ba tey ji ñuy sàkku rek ñu dimbali leen. Abdoulaye Wadianga ca Ouest Foire askan wa bootu ci ginnaaw ab collectif la ñu bëggoon mooy ñu samp fa ab station service fa nga xamante ni moo jàkkaarloo ko gendarmerie bi ba waral ñoom yëkkati seen kàddu la ñu bëgg mooy bërëb boobee ñu samp fa ab espace boo xamante ni askan wi dañ fay mën di féexloo moo leen gënal ñu samp fa lii de station ginnaaw ba ñu gisee ni ci yoon woowu daanaka 2 ba 3 ci ay station ñu ngi fa samp fa lu ni mel dafay ëpp Codé Ndiaye lañ ci àndal. askan wi dëkkee ca Ouest Foire mer ba putu la ñu def li ko waral nag mooy ab station boo xamante ne ni dañ ko bëgg a def foofu ca seen quartier ba te ñoom daal ànduñ ci li ñu xam ne rek mooy ci bërëb boobee dañ fa waroon def ab jardin public boo xamante ne nii ñi dëkkee ci gox bi ñoom ñoo fi ñëw di fiixlu te loolu ancien maire bu Dakar di Mamadou Diop moom moo leen ko jagleloon. ça fait 10 ans de cela bëggoon nañu fi def benn place publique boo xam ne Mamadou Diop bi étant maire de Dakar moo ñu ko autorisé woon ñu def fi jardin def fi benn mur boo xam ne pour def fi ñu féexloo à l'époque il y avait le gouverneur qui s'appelait Nderi Touré ñëw fi romb fi spontanément comme ça gis ko daal di ñëw daal di wàcc daal di indi ndëraan ñu daal ko ne fii dara mënu fi am place publique boo fa mën nekk. bu ñu sukkandikoo ci collectif bi ëmb askan wi dëkkee ci boobule gox nag amul benn étude bu jëm ci wàllu environnement laataa rek ñuy tàmbali liggéeyu station bi li ci nekk mooy y a des câbles de la Sénélec yu fi ne benn 90 kilovolts ak benn 30 000 volts plus le canal bi nga xamante ni moom lañ fi def bi fi inondation yi amee canal boobu moo tax inondation amatul fii ci Ouest Foire. collectif bi nag yemul rek ci ay kàddoo ndaxte ñoom daal jël nañ mbir mi yóbbu ko ci fa mbaxana doonee benn. entamé nañ benn procédure judiciaire le dossier est pendant au niveau de la justice mu ngi au Cour suprême on a commis 2 avocats en notre faveur la procédure suit son cours fii daal la ñu toll on peut pas se bagarrer ñun en tant que population contre les forces de l'ordre. xale bu góor bi moom ànd na ci xeex bi naam waaye li mu xam ne rek mooy faw rek ñu privilégier waxtaan bi maanaam fexe rek ba gis autorités yi. ngir waxtaan ak ñoom. non pour man loolu rek lay wut solution bi moom maanaam ñu toog ci table ku nekk wax
sa xalaat ñu xool nan la ñuy def pour trouver un terrain d'entente bu fekkee war na fi am ñu xool ni ñuy def arranger ko bu fekkee waru fi am tamit ñuy xool ni ñuy def pour arranger ko pour man xeex bi ak kii yooyu du solution. ci quartier bi nag gendarme yi ñu ngi ci ruq-ruqaan yi ngir rek xool di xaar képp ku yëngu-yëngal loole nag gannaaw bu ay jàmmarloo yu metti amee ci diggante askan wi dëkkee Ouest Foire ak takk der yi ci dibéer gi ñu weesu. fexe ba boole maanaam kattan yu ñu am jëm ci wàllu assurance ci Afrique dana tax ñu financer leen ci koom-koomu Afrique di gis-gisu gi nga xamante ni mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllu budget di Birima Mangara mu ngi ko xam ne ni ki démb ginnaaw ubbiteeg 21 forum ñu jagleel ko ñi nga xamante ni ñooy assureurs yi nekk ci Afrique joxante rendez-vous ngir xalaat yoon yu ñu mën a jaar ngir fexe nu ñu gën a mën a jëmmalee lii di assurance ngir njëriñal askan wi koy jëfandikoo Mansour Sow. secteur bu assurance nag bokk na tey ji ci lu muy dugal ci gafakak sunu réew téeméer boo jël rek benn bu toftal juróom ci produit intérieur brut bu Sénégal ci atum 2014 nag ma nga tolloon ci téeméer boo jël rek benn bu toftal ñaar fukk ak juróom-ñeent tey ji xayma lii nga xamante ni mooy ay société assurance yu nekk fii ci Sénégal toll na ci ñaar fukk ak juróom-ñett loolu lépp nag moo waral ñu taamu sunum réew ngir amal fi ñaar fukk ak benneelu forum de la réassurance africaine muy am ndaje moo xamante ni nag war na nante waxtaane lépp loo xamante ni lu jëm ci wàllu réassurance ci déndub Afrique. toll ak ñetti téeméer ak juróom fukki délégué ñëw nañ fi am lu ëpp ñaar fukki réew ak ay organisation yoo xam ne ñëw nañ fi bu ñu ko defee ba nga xam ne amul ay rëq-rëq kenn amul lu la metti loolu mooy taxaw nañ ci taxaw ba war bu rafet. ndajem Ndakaaru bi nag daa ñëw ca jamono joo xamante ni daa tombeek ay coppite yu bari yu am ci sunu espace communautaire ay coppite yoo xamante ni nag CIMA di conférence interafricaine des marchés d'assurance ñoo koy amal. at mu jot li ñuy wax réassurance ñun suñuy koom-koomu Afrique ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci CIMA ak réew yi nga xam ne lëkkaloon na ak ñoom comme Maghreb bi jën ci ñàkk lu tolloo fukki milliards ak juróom ci dollars. loolu boo ci yokkee li nga xam ne xayma nañ ko feneen muy li ñuy tuddee xaalis bu lewul bi yëngatu muy flux financier illicite loolu Afrique dina ci perte loo xam ne at mu jot toll na ci juróom-ñetti fukki milliards de dollars. société assurance ak yu réassurance yi nga xam ne nag ñoo nekk fii ci Sénégal te tey jii seen lim toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett nag ñi ngi tënku ci ab fédération. kuréel goo xamante ni nag tey jii taxaw na temm rek ngir ñu yokk li nga xamante ni mooy limu assurance obligatoire yi. assurance pour mu jouer rôle am dëgg il faut ñuy def comme ni ñuy def ci yenn pays développés en France lu mat 120 assurance obligatoire moo am fii nag 3-4 la bu ñu bëggee dëgg assurance jouer rôle am parce que mënuma xalaat ni médecin diplômé di war di faj. sa amul assurance professionnelle. Sénégal nag lii moo nekk ñetteel bi yoon bu muy dalal ndaje mu mel ni gannaaw atum 2001 ak atum 2011 ñaari fan yi nag narees nañ tee waxtaane lépp loo xamante ni daa dem ci wàllum assurance ak réassurance fii ci Afrique. Mansour Sow ñaax askan wi rawatina jigéen ñi ci ñu fexe di amal lii di dépistage feebar bi di cancer rawatina cancer du sein yitteel association bi xeex lu ne mel njiit la bëgg daal di wala boo ko sàkku ci gouvernement Sénégal ñu fexe ba njëkk lu aju ci wàllu loolee di prise en charge ñu fexe nu ñu ko yeggee ci fexe askan wi bañ a joxe dërëm bu ñu bëggee faju waaye it ñu amal ci ab marche ca Mbour ñu fekk fa wala boog ñu teewlu kàddu ki nga xam te ne mooy Mame Diarra Gueye Kébé ci micro suñuy ndaw di Mamadou Diop. doxu yeete boobu dañ ko def tey si Mbour kii pour sensibiliser jigéen ñi ñun suñu association ba ñu commencé association bi dañu ne ñun duñu toog rek Ndakaaru di def ay sensibilisation dañuy dugg si biir dëkk yi di dugg si gox yeeg gox-goxaan yi pour waxtaan ak jigéen ñi parce que dañu bëgg Sénégal jigéen ñi li fi nekk si canceru ween mu wàññeeku bu bari ñuy ñëw nag di dem si région yi ak si village yi pour waxtaan ak jigéen ñi pour wax leen lan mooy canceru ween ak nan lañ koy dépister moo tax tey ñu ñëw Mbour. waaw plaidoyer bi nag lu am solo la parce que xam nga ñun bu ñu sensibiliser ba pare ba jigéen ñi dem hôpital pour dem defi ay mammographie ak dépistage mais bu ñu dépister woo ba pare du ñu am lu ñu fajoo te loolu am importance la faj mi léegi nag moo tax ñuy def plaidoyer di ñaan suñu autorités yi suñu autorité gouvernementale yi di ñaan
organisation mondiale de la santé di ñaan ministre de la santé di ñaan képp koo xam ne daal yaa ngi ci pouvoir de décision ci Sénégal fii ak ci international ñu jàpp ci feebaru cancer bi ñu def ko problème de santé publique ñu pour képp koo xam ne feebarati nga feebar bu ñuy wax cancer du ween boo demee hôpital dootoo fayeti dërëm wàññi nañu prix anti produit yi ñi xam ne moom la ñuy wax anticancéreux mais wàññi bi doyul. na ci candidat yi nga xamante ni bëgg nañu uutu kii di François Hollande ci élection présidentielle yi ñu fas yéene amal ca France ci atum 2017 di Ramayad mu ngi fii ci réewum Sénégal moom am na ngëm-ngëm ni dina doon ki nga xamante ni mooy jël réewum France mu ngi doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar ni ki démb ba ñu ko laajee ci mbirum partenariat économique la mu xamle mooy acteurs yi faw ñu am yenn ci ay pàcc yu ñu ci leeral laata ñu ci sóobu Ibrahima Fall. amal tukki nemmeeku fii ci Afrique rawatina ci Sénégal ak Côte d'Ivoire lépp rek ngir waajal boppam waaye itamit fësal li tax mu bokk ci jongante yi lee fas yéene indi beneen taxawaay ci politique ci bile réew. ab nit bu jugee fële ca continent bu Afrique daal di rek bokk tey ci ñi nga xamante ni ñooy dogal fële ca réewum France loolu bokkul ci logique te bokkul ci histoire te dëgg-dëgg contraire bi rek moo waroon mën a am mu nekk lu doy waar bu ab réew comme États-Unis daal di rek fal comme président Barack Obama te France nekk ab réew boo xamante ni daanaka moo ko réew moomu ñoo tolloo ay dimension mu taxaw di ko seetaan ak bët boo xamante ni dafa fasciné wu te moom mu waroon a mën a def lu ni mel pour man dama rek doon histoire boobulee man dama war a rek continuer boobulee histoire amal ay xeex yoo xamante ni day am pour égalité waaye intégration ak wàllu justice ma yaakaar ni France nekk na ab réew boo xamante ni rek am na ouverture bu mat ci identité am ndax kat France mooy réew révolution française waaye tamit réew la boo xamante ni ak yelleef doomu adama dañ ko fa fonk. Europe daal di xaatim ab déggoo ak waa Afrique ñu koy woowee accord de partenariat économique moom di candidat ci élection yu France yi ñu jëm jàpp na mbir yi dafa am luñ ci nëbb. mu am ay tolof-tolof yu bëri rek yoo xamante ni wax nañ ko rek saafara am ay défis yu bëri yoo xamante ni war nañ ko relever waaye tamit ñu war a teg ab calendrier bu leer mu am réew yu bëri yoo xamante ni engagé wu nañu waaye amuñu bokkuñu ay intérêt muy ci côté bi comme ci beneen wàll fii ñun ci réewum France ñuy dund ab situation boo xamante ni xaw na métti ndax kat bu ñu jëlee ñi nga xamante ni mooy baykat yi ñoom daal daanaka doon déewuñu seen ñàkk te loolu ñu koy ñaawlu bu baax a baax. moom Ramayad juddoo fii ci Sénégal fas yéene bokk ci jongante élection présidentielle yi ñu jëm fële ca France ne li ko tax a jóg mooy boole doomu France yëpp ñu juboo ndaxte dëkk bi dafa am ñu ñu beddi mel ni bokk ñu ca réew ma bile taxawaay bokk ci li gën a jàmp li mu jàpp ne war na koo indi ca réew moomee ngir indi ci ay coppite yu wóor. mu ngoog di Ramayad bokk ci ñi fas yéene amal jongante ci élection présidentielle yi ñu dëgmal ca France ci atum 2017 yegg si nañ ci pàcc bi ñu jagleel yëglekaay ñu xëyandoo ak yéen ànd ceeg Modou Mbacke ñam ku loggal Macky Sall ki bokkam sàmm nañu Sénégal ña ngay pàccoo réew mi du samay kàddu de demal ci enquête yéenekaay fekk ca waa Manko wattu Sénégal ñoom El Hadji Malick Gakou ni Macky Sall ak Aliou Sall ñi ngi caxa-caxatee koom-koomu réewum Sénégal gi ba Macky dikkee ci bopp réew mi ak léegi réew maa ngi nii looy dégg am Aliou indi Sall ñoom El Hadji Malick Gakou ni jeex naag deenaayam daañu taxaw jàkkaarloo nguuru Macky Sall gi defanteeg moom luñ ci góobee gar ko la ñu doon bañ jamonoy Maître Wade duñu ko nangu jamonoy Macky Sall Walf Fadjri moom ni la opposition bi sàkk mooy Macky Sall nday mbi ligi na taxaw wax ak sénégalais indi ay firnde ngir ñu xam dëgg-dëgg sunu pétrole bi ak sunu gaz bi naka la ko yore Le Quotidien ni ko may ma waxal wax ji ca nag wax ji mooy opposition bi dañuy porter plainte contre Aliou Sall Populaire ni ko mooy dëgg loolu la opposition bi wax wattu Sénégal ni xeex baa ngi soog a door tey Macky Sall xam ñooy ñan daañu taxaw jàkkaarloo ak moom ndax buñ demee ba nga xamante ne bii réew maa ngi tàmbalee yàqu jóg jot na ndax mbirum Petro-Tim xañ na état bu Sénégal juróom benn téeméeri milliards ci mbir maa ngi soog a door turbine ni opposition ba jéngu nañu ña ngay xataraayu jëm ci kaw Macky Sall ak nguuram ñooñu El Hadji Malick Gakou yi ni bala 14 waaw bana àgg ca ñi ngi dégg ñuy wax naan daa bëgg a aaye manifestation bi ba booba am autorisation ak ñàkk autorisation ci yam daañu génn ci mbedd mi takk morso yu xong yi kàmmaate mbedd yi ba mu xong cur ànd ak sénégalais yi manifester ba Samba di Demba won Macky Sall ni ko Sénégal a ngi ni naatul nooyul neexul ñu ni déeta waaye li fi amakus néew nga bokkoo aakimoo yaag say bokk duñu ko nangu
waaw c'est pas normal ndax juróom benn téeméeri milliards doy caaxaan l'observateur ni wax ji ñaar la jamono ba nga xamante ne bii coow laa ngi jolle am Macky indi Aliou Sall jàppal Petro-Tim beneen coow ngi joll ci biir Sénégal diggante Ousmane Ngom ak Abdoulaye Wade yëgle kaay bi ni coow li bari na maître Ousmane Ngom ci boppam moo xëy bërki démb fii ni keroog élection présidentielle 2012 yi Wade daa bëggoon sàcc carte gi la bañ élection yi Ousmane Ngom ni waaye maa bañ waaw maa lànkandaare waaw ni ko mukk loolu du fi amee Samuel Sarr ni c'est pas vrai lii dëgg cay dëgg mooy Ousmane Ngom moom it moo bëggoon a luubal élection yi Wade ni ko déedéet Sénégal gi ci boppam samp naa fi démocratie kon bu fekkente ni dée nga élection am na Macky Sall gañe na moom la askan wi tànn Samuel Sarr ni na Ousmane Ngom wax li am waaw loolu mooy dëgg Moustapha Diakhaté moom ni coow li bari na ndax xoolal Sénégal fi mu toll nii ku mu neex xëy sulli ay mbóot déballage gi ëpp na Moustapha Diakhaté ni nan ko criminaliser képp koo xamante ni bii dangaa sulli ay mbóoti biir yoon teg la ay daan Ousmane Ngom mi soo ko coow li ñëw doole xar mi karaw maître ci boppam ni li ma xam bari na de te nag li muy bari comp laa génneegun damaa comp rek Ousmane ni bul ma tax a wax laas ni Ousmane kay wax na waaw wax na maître Ousmane Ngom ni fa coow la tàmbalee mooy keroog 23 juin projet de loi wu maître Wade ba mu yóbbu woon assemblée tax askanu génn ci mbedd mi man ànduma ca woon waaw dama ko contrôle Ousmane Ngom ni waaye nag ndax ku mel ni Samuel Sarr ak maître Abdoulaye Babou bu ñu weddee li may wax kon ñi wéruñu waaw seen xel nëx na ca nag nañu dem xam fooy jëm baax na ca dellul ci la tribune fekk ca Modou Diagne Fada day démissionné na ca présidence groupe parlementaire ba bopp PDS ba la Diagne Fada xamle mooy ab combat la woon waaw combat de principe digganteem ak waa PDS yi wane na fulaak faydam ba am ca ak ndam léegi nag bu ko neexee démissionné waxtaan na caaki bokkam waxtaan ca ak waa parteem soo ko jël dogal bu ni mel yëgle kaay bi ni léegi coono jeex na waa PDS yi Fada joxaat na leen seenu poste stade moom bal baa ko ñor ma nga ca sunu gaynde ya yëgle kaay bi ni Aliou Cissé ngi préparé wu ma ngay nëbb ay ngànnaayam li ko tàmbalee àllarba alxames jàpp ajuma lépp day doon à huis clos yëgle kaay bi ni lu Aliou Cissé togg tax muy nëbbutu tabaarakallaa wolof njaay nee woon na day kuy yoddu sëqat moo yey nëbbutu ndax wolof njaay nee na ku ñëpp xam fa nga jëm doo gaaw a yegg. Modou Mbacké Niang olof a ko wax te muy dëgg mbokki xibaar yi frenkulaay na ci digg bëccëg bi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di ci jaajëfal technicien ci àndaloon xibaar na des si ngoon juróom-ñaari waxtu jàpp juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen ñaanal ngoonu jàmm bu ànd ak taw feex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. Dans le tout premier épisode de Coke Studio Africa 2016, nous allons dans les coulisses d'une collaboration historique entre Fally Ipupa et Sauti Sol Kenya pendant qu'ils apprennent à se connaître davantage et créer une musique incroyable. Eddie Kenzo d'Ouganda et la magnifique Efia du Ghana créent un tout nouveau morceau à l'aide de téléphones portables. Et les mégastars Pato Ranking du Nigeria et Vanessa Mdee de Tanzanie travaillent ensemble avec un nouvel artiste pour créer quelque chose de spécial. Ne manquez pas le premier épisode de Coke Studio Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.